mbokk yi ànd ak même des médias asalaamaaleykum. Coronavirus bi muy soog a xew ci Sénégal njiitu réew bu Sénégal moo jëkk a génn ni l'heure est grave ñu daal di jël ay dogal ci ni mu gën a gaawee daal di tëj école yi booba ci wàllu test bu ñu musaan def test yi ñuy def tey ak nombre bi ñuy def daawuñu woon am cas positif yi nga xam ne moom la ñuy am tey. nit ñi doon dee tey daawuñu woon dee ci jamono jooju ñu précipité daal di tëj école yi daal di indi état d'urgence daal di def couvre-feu bu yàggul lool ci mboolem réewu Sénégal couvre-feu boo xam ni bàyyi na fi ay conséquences yu bari am na ñu jóge woon seeni ay dëkk ñëw ci Dakar wala Thiès wala Touba wala Louga wala Saint-Louis. te fekk ne bi ñuy ñëw dañu amoon yéene def fa benn fan wala ñaari fan maanaam kon bàyyiwuñu dépense bu doy ci seen kër waaye taxul ñu bàyyi leen xel taxul ñu sóoraale leen dañoo taga tembe jaaxle fa ñu nekk mënuñu am benn pexe ngir mën a dellu ci fa ñu dëkkoon am na ñu def ayu bis wala lu ko ëpp te pexe bu nekk def nañu ko ngir mën a egg ci fa ñu dëkk am na ñoo xam ni gëmuñu ko woon ba tax dañu doon continuer seen ay activité jàpp nañu sax nit mu nekk ci ay saaku soble ngir mën a jóge ci dëkk dem ci dëkk soit ay activité am dafa nekkul woon ci dëkk ba nga xam ne bi ñuy jël dogal fa la nekkoon wala mu nekk ci dëkk bu am na lu xew mu bëgg a ñibbi ci fa mu cosaanu te amul pexe am na ñu luwe ay jakarta yéen a koy fàttaliku am na ñu dugg ci ay saaku soble lépp ngir mën a egg ca place ba nga xam ni fa la ñu bëgg a yegg maanaam kon bari woon na lool ay conséquences yoo xam ni couvre-feu ak état d'urgence bu jiitu bi amoon na ko bu dee secteur tourisme dafa teg a tembe woon complètement ñu aaye bépp rencontre wala bépp réception ci képp ku dem ci fu ñuy dalale ay gan wàllu napp bi dafa taxaw wàllu commerce dafa taxaw lépp àndandoo taxaw ba ci sax ñu yor seeni ay métier dañu leen di contrôler waaye booba taxul woon ñu exiger nit ñi ñu takk ay masque conséquences yi bàyyikoon ci aaye bi ñu aaye woon rassemblement yi doon am taxoon nañu tëj jàkka yi tëj jumaa yi tëj daara yi tëj église yi ba léegi sax ñu des di poser ay questions lan moo tax bind ñu communiqué ni ubbiwaat nañu daara yi comme ni ñu binde woon communiqué ni tëj nañu daara yi di traquer xale yi ci mbedd mi jël seeni ay sëriñ di leen yeb ci ay wote di yóbbu mel ni ñoo xam ni dañu ràmm ñu leen di ber te bi ñuy jël dogal ni ubbi nañu l'école yi wala ñuy jël dogal ni ñuy def salle d'examen mun nañu continuer seeni ay cours ngir mën a def examen ñu boole ci daara yi loolu laneen la waaye ci jamono jooju itam njiit réew mi bi ñu ko jàppandalee ci loi d'habilitation bi nga xam ni ci lay contrôler réew mi par ordonnance mu daal di woote ndimbal ñu dajale ay ndimbal yooyu sax nag mu bari ni ñu ko séddalee lool waaye ci séddale bi mu bari lool ay sooxe yoo xam ne amoon na ci ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ci wàllu dund bi muy alimentaire bi boo seetee am na ñoo xam ni nee nañu jotuñu seen wàll ñenn ñi ak bi ñu waxoon ni moom la ñu leen di joxuñu leen ko ñenn ñi en tout cas bari woon na ay coow ñu daal di tëj frontière Sénégal jaww ji tëj frontière yi ci suuf si tëj frontière yi ci géej gi Sénégal mel ni lu nekk ci gouta kenn mënul dem kenn mënta dikk mu nekkoon situation bu metti lool te wopp ji eggul woon jamono jooju fi mu yegg tey bi deuxième vague bi ñëwee njiitu réew mi dafa baamtuwaat kàddu ga mu waxoon ni l'heure est grave jël ay dogal état d'urgence ak couvre-feu partiel mu yemale ko Dakar ak Thiès nag yaatu na dem na ba Caajaay ak li ko wër Dakar itam yaatu na d'accord état d'urgence bi ak couvre-feu boobu itam ñu aaye lépp loo xam ne aaye woon nañu ko bu njëkk ci rassemblement yi waaye boo leen xoolee ci transport bi nañu ko wàññewoon bu njëkk di ko contrôler wàññewuñu ko noonu te tey la feebar bi gën a metti tey la nit ñi gën a dee tey la cas positif yi ëpp lan moo xew ci wàllu masque yi ñi takkaloo nit ñi tey exiger leen ko ak rassemblement yi boobu la gënoon metti boobu la gënoon a tàng boobu la ëppoon ay daan te léegi la feebar bi gën a metti moo tax ñun lan moo xew frontières yi itam ni ñu ko annoncé woon jamono jooju ngandal ko tëj ko
amul bi la yoon am na ñuy jóge fii di dem am na ñuy jóge bitim réew di ñëw ba tax sax gis ngeen communiqué bi bàyyi ko ci ministre bi wax lu jëm ci wàllu transport aérien ak li mu ci leeral ci jàppandala gi ñuy jàppandala ñiy tukki ak ñiy ñëw ci wàllu test yi ak ñi leen di accompagner bu ñuy dem AIBD ci document yi nga xam ne bu ñu ko amee ñu mën leen bàyyi ñu dem marché yi ni ñu ko tëjewoon bu njëkk tëjewuñu ko noonu loolu lépp na boo ko dajalee dafay bëri ay question yoo xam dañu koy posé dañu ñimeetul teg ci kaw askan wi pression bi ñu tegoon ci seen kaw bu njëkk koom-koom ginna meelu ba noppi moo tax ñi mu ñëw tëj bunt yépp lan moo xew ba feebar bi gën a metti ñi muy dal gën a bëri ñiy faatu gën a bëri te jëluñu décision yi ñu jëloon bu njëkk xanaa kon dafay wane ni décision yi ñu jëloon bu njëkk dañoo juum question la wala ndax dafay wane ni dafa am lu ñu ñimeetu la jël ci ay décision ndax koom-koom gi dafa sëngéem question la waaye léegi askan wi ku nekk xam nga ni sonn nañu ci situation bi ñuy dund tey mais situation oblige ndax tawat moo nekk ci réew mi tawat joo xam ni ñi muy rey day gën a bëri tawat joo xam ni ñi muy dal day gën a bëri tawat joo xam ni dafa gën a tiitalaate te ñu gis ni motuwaay yi ñu jëloon bu njëkk jëluñu ko ndax ñàkk ñime la wala ndax bu njëkk dañu maîtriser wul woon feebar bi wala ndax léegi dañ ci am xel mu dal wala ndax dafa am leneen lu ñuy préparé ci wàllu vaccination yi ak yooyu bari na ay questions yoo xam ni amaguñ ci réponse te bëgg nañu ci am réponse parce que dañu gisul benn différence bi war a tax tawat ji gën a metti tey te motuwaay yi ñu jëloon bu njëkk jëluñu ko léegi wala mën naa am kilifa yi xëy na dañoo bàyyi ci seen xel ci nii nit ñi dañoo sonn sénégalais yi dañoo xiif sénégalais yi dañu jaaxle sénégalais yi dañu nekk ci situation boo xam ne bëgg nañu ko leen dimbali bu dee ci wàllu commerce xoolal tey consommateurs yi ñu ngi dund jafe-jafe yokkute ci wàllu diwlin ji explication yi bàyyeeku ci ki jiite commerce ci région bu Dakar mooy diwlin bi jógee Malaisie ak Indonésie moom moo yokk bref amul solo li am solo mooy consommateur bi fi muy jënde diw ci marché bi ngir di ko togg diw gi dafa yokk problème ci wàllu commerce problème ci baykat yi bay ba noppi amuñu fu ñu ko jaayee te nguur gi bi njiitu réew mi di woote ci relance économique bokkoon na ci li mu gën a sukkandiku production bu baax ci wàllu agriculture surtout ci wàllu gerte gi doon na li mën a dalal seen xel ba tax ñu am yaakaar ci ni relance économique bi dina dox lool waaye xam ngeen ni campagne agricole bi ni mu tëddee ci at mi ku yaakaar ni ci campagne boobu lañ mën a sukkandiku ngir def relance économique juum nga lan moo xew ban yoon la ñuy jaar ngir mën a daqat suñu koom-koom làbbale war ko mu gën a jëm kanam ban yoon ban méthode ban système ci nan la ñuy jaare Sénégal yi dañu bëgg ñu tenir leen langage de vérité dañu bëgg am communication bu dal te leer kilifa yi jiite réew mi itam dañu soxla lool ñu nekk ci seen di leen xelal ci wàllu communication ngir ñu xam anam gi ñuy waxe ak population ñu xam anam gi ñuy waxe ak askanu Sénégal ñu xam bari na lool loo xam ne war nañu ko xam tey coronavirus bi mu ngi fi ñi ko weddi woon sax tey ñu ngi koy gëm ndax ñu ngi gis ay nit yuy faatu te ñu leen di firndeel nii ñooñu ci coronavirus la ñu faatu donte woon ni ñoo yey posé ci ay question parce que da ngay ànd ak nit ngeen dem hôpital mu faatu ñu ni dafa dee ndax coronavirus te yow du ñu la mettre en quarantaine wala yow ñu lay surveiller waaye dañu lay bàyyi ba yàgg ñu indi beneen méthode boo xam ni dafa tënku ci boo feebaree fa nga nekk la ñu lay bàyyi di la contrôler wala ñu lay faj xëy na mu nekk doxalin boo xam ni taxu koo dal xel bu ñu xoolee doole ji coronavirus am bu ñu xoolee coronavirus ni mu nekk menace ci dundinu nit ak ni ñu waxee noonu la amee doole kon am na genn ko wayefal goo xam ne bu amee dinañu poser ay questions yu bëri yoo xam ni dañuy soxla am ay réponses ci côté gouvernement bi moo tax ñu leen di wax ni matuwaay bi ñu jëloon bu njëkk dañu gaawtu woon wala dañu ko xamul woon wala dañu ñëweetu la jël matuwaay yooyu ba tax tey corona bi ëpp doole di dàq rey di dàq boomaate te ñëweetu ñoo jël décision yooyu vraiment bu ñu amoon ay questions wala ay réponses ci wàll boobu dina baax ministre bu yor lu jëm ci wàllu emploi ak formation professionnelle génn na benn communiqué moom itam di sàkku ci entreprise yi ñu wàññi effectif wu ñuy xëy ci entreprise yi xëy na itam loola dana am benn alternative boo xam ni parce que nit ki
wala entreprise bi soxla benn nombre ci wàllu liggéey soxla benn personnel boo xëyee situation tax nga wàññi loo ko personnelem boobu noonu bu dawalee ak genn wàllu personnel am satisfaction est-ce que xelam dina dalaat dana ko mayaat mu continuer reconduire ña mu wàññi woon wala déet kon nit ñi ñuy yóbbu chômage technique est-ce que gouvernement bi mu ngi ciy xalaat ndax entreprise bi bu ñu ko nee wàññil sa ay nit te ñi liggéeyul mënu leen a fay kon ñooñu dañuy dem chômage technique est-ce que teg nañu ci ay charte ci anam gi nga xam ni moom la entreprise bi di wàññi ay personnel am ngir bañ rassemblement bu metti wala effectif bu xaw a bëri ci biir bérébu liggéeyukaay yi lu mat a bàyyi xel la comme ni mu amee ci bus yi nga xam ni ñi ko moom ay privé lañu ñu wax leen benn nombre boo xam ne moom la ñuy yeb tuuti lool ci oto bi ak li mu doon yeb kon seen ay revenu dafay wàññeeku loolu itam lan mooy lu alternative wala lan na gouvernement bi waajal ngir accompagner leen loolu itam question la kon coronavirus ci Sénégal dafa toll ci benn situation boo xam ne askan wi soxla nañoo am communication bu véridique communication bu dëggu communication bu tegul ci wàllu doole communication bu soxla ay leeral yoo xam ne dana tax nit ñi jàppale ñan gouvernement bi ci ñu xeex coronavirus ngir nit ki mën la jàppale day fekk mu wóolu la ngir nit ki mën la wóolu ci sa doxalin lay doon doxalin woowee nag boo ci gisee ay njuumte bul jàppi ki lay recadré ni sa ennemi la danga koy jàppi ni sa partenaire la nguur gi na jàpp ñu bëri ñu yëkkati seeni ay kàddu ni duñu ay ennemi am duñu ay détracteur am ay partenaire am lañu ngir ñun ñëpp ñu joxante loxo xeex coronavirus tey bu fekkee xool nañu ni ñu defee état d'urgence ni ñu defee couvre-feu ci guddi gi mais bëccëg bu nit jógee Dakar dem Louga wala nit jógee Louga ñëw Thiès bu fekkee am na doomu jàngoro bi nan la doomu jàngoro bi di màggee ci fa muy dem loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat a seetlu la mais loolu lépp boo ko dajalee dafa am benn question bu vital bu askan wi demande ay réponses te ba léegi mënuñu ko am yenn saa yi ñu di testé nañu 1000 et quelque yenn saa yi mu mooy 1000 Sénégalais dañuy laaj ñooñu ñuy testé nu ñu leen di testé ak fan la ñu leen di testé dañu leen di fekk fu ñu dëkk dañu nekk ñoo xam dañu am contact ak ku amoon feebar bi ñu leen di topp di leen testé dañu demoon hôpital ñu testé leen dañu dajeek ñoom ñu testé leen dañu am feebar dem hôpital ñu testé leen nombre boobu ci nan lañu koy jëlee ci biir askan wi loolu bokkul dara ak dévoiler secret médicalu kenn mais joxe information ci gën a yee Sénégalais bi mu xam ci gan anam la ñuy tërale test yi loolu dafa am solo du lu technique lu jaaxalaate mais lu leer la pour ñi nga jiite mën a comprendre bu baax gestion bi nekk ci sa loxo gestion maladie bi dafa laaj gestion bu dëgër bu rigoureux boo xamante ni bi faw bu ñu ci joxe information mu am ay firnde yu mën a dal xelu nit ñi jël ay décision ci seen kaw bu leen fàtte ni état bi mooy jël décision mais ci kaw kan ci kaw sénégalais yi état bi mooy jël ay décision wàññi nombre ñuy dem ci bus yi wàññi rassemblement yi takkaloo nit ñi ay masque ak yeneen mais décision boobu dafa am ci ñu koy jël muy peuple bu Sénégal sénégalais yooyu kon am nañu droit di xam am nañu droit di poser ay questions am nañu droit bëgg a xam lan moo xew en tout cas différence su coronavirus bu njëkk ba ak bii nii muy vague bu njëkk ba ak vague bii nii décision yu njëkk yi ñu jëloon moo gënoon a diis yu léegi te bilan bi ñuy am tey moo gën a catastrophique ñii dee ñu ëpp ñii feebar ñu ëpp lan moo xew nag ci wàll boobu ba tax ñu woyefal loxo yi bu fekkee askan wi la dans ce cas faw ñu woo askan wi ñëpp ñu collaborer ngir ñu mën fee jëlee tawat ji bu fekkee gouvernement bi la faw mu xoolaat nan lay traité ci ay décisions yoo xam moom lay jël pour tenir compte ci askan wi ak respect mutuel bi nga xamante ni bi war naa dox diggante kiy jiite ak ki mu jiite muy wàllu nawlu wante defe naa ni bu ñu jiitelee loolu ci coronavirus dina doon lu am solo mais li ci des mooy école yi tëjugul am na école yoo xam ni principal ba moo am coronavirus way jur yi téye seeni ay doom mais laataa ñuy téye seeni ay doom ba information bi di senn doom yi doon nañu dem école lan la ñuy yóbbaale
kon tey am na ñuy jël seen propre décision ngir téye seen ay doom parce que école yi ñuy jànge dafa am Covid 19 mais léegi lan la gouvernement bi nax ci loolu parce que toujours contamination yi dafay gën a yaatu mais ñuy continuer dem ci école yi bu ñu xëyee xëy nii xale yi mënatuñoo dem école bu ñu xëyee xëy gis ni koom-koom gi sooxe na ba nërmeelu ndax bougéwul lu ñuy xaar ci ëllëgu Sénégal ndax Covid 19 méthode bi nga xam moo ci sës pour wàllu xeex mbokk yi mooy vaccination yi nag Sénégal jëkkoon naa contesté bu njëkk ba wala doyloowu ko woon comme ni ko réew Afrique yu doyloo woon mu xaar proposition bu OMS muy organisation mondiale de la santé bu mu ci mën di doon li xemmemteefu nguur gi mooy am ay vaccin yu ñu mën a jël ngir xeex Covid 19 mais nañu dalal xelu sénégalais yi nañu dalal xel ak xalaat askan wi ku fi indi sa vaccin na nga joxe bon exemple président de la république moo jëkk joxe misaalu nit ñi takke masque ñu ngi koy remercier bu baax moo jëkk woon nit ñi laver seen ay loxo ñu ngi ko ci remercier bu baax moo jëkk wax l'heure est grave et puis mooy jël ay décisions président ñu ngi lay ñaan encore une fois yow tam bu ñu eggee ci vaccination yi na ngeen joxewaat bon exemple comme ni ngeen ko joxe woon ngir Sénégalais yi am kóoluteef ci vaccin yi Sénégalais yi mën leen a topp ci vaccin yi waaye dem leen vacciné wu ji ci vaccin yu bari coow yi te yéen jiituwu leen ci dafay xaw a doy waar atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afala taaxiluun kuy digle cangaay day fekk ngay sangu vaccin yi bu ngeen ko jëlee indi ko nañ leen àndandoo ñun ñëpp xeex Covid 19 comme ay kilifa ngeen lu ngeen def ñu toppandoo leen na ngeen jëkk a vacciné wu ngir Sénégalais am confiance mën a vacciné wu. bu ñu fàtte itam li ñu ëppal solo ci Covid 19 depuis le 2 mars ba léegi muy annonce ci ramasser xale yi génne leen ci mbedd yi tëj daara yi annoncé ko jël xale yooyu yóbbu leen ci ay centre d'accueil yu ñu xamul ëllëgu xale yooyu lan la. te ba léegi gisuñu benn circulaire buy firndeel ni joxe nañu sañ-sañ ngir ñu ubbi daara donte woon ni ubbi nañu ko ngalawaay bi yoon bu leen ñu def kabal bu leen jël daara yi mukk jàpp ni fa la Covid 19 bi di gën di yaatoo di gën di ngande di gën di def musiba ak njombe ñi nekk ci daara yi ay responsable lañ am nañu rôle bu am solo bu ñuy joué ci xeex Covid 19 nañ xool doxalin ni ñu koy amale ci wàllu mandute. loolu moo gën a nekk fulla te it nag loolu bokk na ci liy dëggal communication bi ngeen séq ak askan wi ngeen wax leen lu ñu mën a dégg ngeen def lu ñu mën a gëm ngir ñoom itam ñu mën cee topp bu boobaa ku nekk am ndam ndax ku ne di nga jàpp ni yaay kii fi mën a génne feebar bi ci responsabilité yi nga xam ne moom ngay jël waaw kay loolu la ñu soxla jamono ji te ngeen tontu ñu nag ci suñu question yu bëri yi nga xam ne dajale nañu ko ci waxtaan bi nga xam ne seq nañu ko ak yéen tey mu nekk waxtaan boo xam ni benn place la bu ñuy woowee makkaan kon lii moo nekkoon li ñu doon waxtaan ak yéen ñu jàngandoo ko ak yéen posé ci ay questions yu bëri di ci xaar na réponse ci côté gouvernement bi ci coronavirus makkaan jeex na wante yaa ngeen jëf yéen tam ci confiance bi ak kóoluteef gi ci MMD Média incha allah daañu ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo ci seen émission makkaan ak beneen question pour dañu koy jàngatandoo ak yéen mën ngeen itam joxe seen xalaat yéen ci seen ay commentaires te ngeen abonné chaîne bi nag dina tax ngeen di jot vidéo beneen bu mu doon te ñu wax ci weccuwante ak yéen xalaat jaa ngeen jëf.